Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wer di yaram nelen wer. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? asalaamaaleykum suñu mbokku auditeur téléspectateur rajo télévision Asfiyahi TV man la El Badou Gningue maa dellu siwaat ci seen émission Ashifa te nag mu nekk édition spéciale ndax ku nekk xam na ni le dimanche matin la doon jàll mais yàlla def vraiment tabaski oblige ginnaaw ma sant yàlla donc julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may nuyu sëñ Babacar Sy Mansour suñu papa suñu xalifa suñu kilifa ñoo ngi koy ziyaara bu baax bu ma ko ziyaara naa sëñ Muntaxa Mbacké bu ma leen ziar naa sëñ Abdoulaye Thiaw Laye mi ci Yoff ak bépp kilifa diine sëñ Cheikh Tidiane Niass ak bépp kilifa diine bi nga xam ne ñoom ñoo bokk ngànk diine ji ci réew bu ma tuddee ñoon tudd naa ñëpp ku nekk nag xam ne ni situation pandémique Covid 19 bi bokk na ci li ko gën a yàq moom mooy une mauvaise information une sensibilisation notamment boo xam ne nii suñu mbokk fayeen yi ak juufeen yi dañ ko xaw a yàq ba nga xam ne nii ku ciy waxati sax doo sawar mais nag gannaaw ñun wax rek moom moo ñu war ñu wax rek te yàlla rek tax léegi nag situation boobu dafa poussé yenn spécialistes yi ñu dem def ay réflexion ku ne xalaat nag bu tojee rek daal di jëriñ ku mel ni nag docteur Alioune Badara Kane daf ci prononcé wu mu xaw a jur nag benn polémique ñu naan kii li mu wax fekk booba ndeysaan balaa ngay xam toj gëmmiñu sàmb da ngay xam la mu wëlis waaw bu nu demee tamit profité wala ci occasion bi mu baaxee nu xar yi par rapport ak tabaski bi lan moo ci war ak tamit xar yi nga xam ne ni dañ leen di yar ak seen aliment ak ni ñuy lekk ak yooyu yëpp bu ñu demee ñu profité wala ku laajal ñu dem seeti docteur Alioune Badara Kane di vétérinaire mu wax ñu fan la teg transmission coronavirus d'homme à homme via l'animal ñu dem. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wer di yaram nelen wer. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? waaw salaamaaleykum waa Asfiyahi TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan di ñëw ci seen émission di la nuyu aussi sama trondo Alioune Badara ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax ne macha allah kontaan nañ ci seet si bi ngeen ñu seet si fii nga xam ne mooy Kër Mbaye Fall ñu dëkk fii di nuyu sa mbokk téléspectateurs yëpp nag. Je pense que dama defoon benn sortie fan yee ci ginnaaw ngir artu parce que boo xoolee ci L'As quotidien laa ko defoon benn journal de la place ñu titré ci nag titre boo xam ne xëy na peut-être moom moo tax mu bëri woon polémique parce que dañu wax ci titre bi ne le mouton peut être source de propagation de la maladie te effectivement noonu la demee mais fi may waxee ak fi ko nit ñi di gisee peut-être dafa bokkul. Y a eu beaucoup d'explications de la part xam nga de certains journalistes parce que boo xoolee bi ñu génnee journal bi am na ñu bëri ñoo xam ne du ñu comprendre parce que xam nga les mots ont leur sens parce que tubaab dañu ne chaque mot rek am na sens am tey su ma nee source de propagation de la maladie ça ne veut pas dire source de contamination tey boo xoolee source de propagation mooy virus bi dafay jaar ci xar yi pour mën a wàll yeneen li tax mag ma wax ko mooy dañu jëm ci tabaski te moom un engouement autour du mouton tey boo demee ci daral yu bëri nit ñi dañ fay daje te nit ñi fay daje xamante wuñ kenn xamul état sanitaire ak kenn tey ñun ñëpp ñu ngi daje ci xar yi te ñëpp xam nañ ne doomu jàngoro bii ñuy wax coronavirus dafa nekk doomu jàngoro boo xam ne nit mën na ko am te bu koy génne souvent ci bakkanam la koy génne wala mu génnee ko ci gémminam te bu fekkee dañu nekk autour du mouton te protégé wuñ jëluñu les gestes barrières nit mën na sëqat génne doomu jàngoro bi ci gémminam wala ci bakkanam mu daal di dal ci karaw xar yi te aussi tamit
nit aussi mën na sëqat ci loxoom bàyyi fa doomu jàngoro bi mais raay bi muy raay xar yi mën na fa bàyyi doomu jàngoro bi moo tax nag ma ne doomu jàngoro bi su fekkee nit ki daf ko bàyyi ci karaw xar yi am na ñeneen ñoo xam ne mën nañu ñëw raay xar yi jël doomu jàngoro parce que dañ fay daje te ku ci nekk da ngay seet xar bu gën a baax ku nekk yaa ngi làmb xar yi di xool ak yooyu donc mën nga jël doomu jàngoro moo tax ma ne il faut que sénégalais yi def nànk ci loolu maanaam jël ce qu'on appelle les gestes barrières ñu daal di koy def seen matukaay donc di raxas seeni loxo parce que ñun xam nañ ne que doomu jàngoro bi ñu nekkal muy le coronavirus doomu jàngoro la bi nga xam ne dafa nekk doomu jàngoro moom c'est un virus enveloppé te enveloppe bi mu am tax na ba du résister yenn xeetu détergent yi lu mel ne saabu lu mel ne eau de javel lu mel ne aussi tamit yenn solution hydroalcoolique yi moo tax ma ne bu ñu fa demee bu fekkee dañu laal xar yi seen karaw yi nañuy raxas suñuy loxo ba mu set bu fekkee am nañ ay solution hydroalcoolique aussi nañ ko teg ci bunt yi nga xamante ni nit ñi bu ñu ñëwee raxas seen loxo balaa ñuy dugg ci biir di laal xar beeg yooyu mu ne aussi tamit képp koo xam ne am nga ay mandarga yoo xamante ne dafa xaw a nduróog coronavirus nga fexe bañ a jege xar yi parce que boo ko fa jegee mën nga fa bàyyi doomu jàngoro bi su fekkee moom nga am te su boobaa mën na law nit mën na ko jënd yóbbu këram te su yóbboo këram bu sangul xar yi amaana mën na yóbbu doomu jàngoro bi këram mais loolu mooy yoon nañuy sang xar yi désinfecter lieux yi nga xamante ne moom la ñu nekk parce que tey soo xoolee doomu jàngoro bi dafay des ci biti am nay études yu bëri yu ko wane ne doomu jàngoro dafay des ci biti lu yàgg mais am nañ certitude que ne doomu jàngoro du résister saabu te je pense que su fekkee da ngay xeex ak benn ennemi da nga war a xool lan mooy faiblesse am lu nga jaare fa te faiblesse am ñun xam nañ ne set la xam nañ ne saabu moo koy rey xam nañ ne eau de javel daf koy rey xam nañ ne aussi tamit des solutions hydroalcooliques dañ koy rey donc nañu utiliser ces solutions là pour mën a faagaagal doomu jàngoro ba nga xamante ne tabaski bi du passé feebar bi continuer di law waaw xam nga xar moom boo ko gisee naturellement dafa nekk loo xamante ne daanaka dafa naqaree diagnostiqué parce que loo xam ne du la wax ne la fii mooy metti du la wax ne la sama fii day metti wala sama fee day metti yow yaay am seetlu pour mën a xam yenn yi léegi nag seetlu boobu bokk na ci aussi tamit éleveurs yi bu ñu demee parce que c'est vrai que ce sont pas des spécialistes parce que tey un vétérinaire ni muy xoolee xar bay mën a xam ndax kii am na lu ko métti wala am na lu koy kii xëy na peut-être ki nga xamante ne éleveur la rek du ko mën a xam waaw mais nag quand même moom bu demee war na am seetlu boo xam ne dafay am solo seetlu bi benn mooy maanaam mu xool karaw yi ba xam ndax est-ce que tamit amul ay góom wala ay yoo xamante ne wala ay picc yoo xam mu ngi ci biir yaram bi yooyu yëpp day am donc mu xool aussi tamit bët yi parce que tamit souvent dañuy ne souvent infection su amee lu koy favoriser lu des fois dafay yenn muqueuses yi dañ koy wane suñu yenn muqueuses yi parce que tey bu fekkee tey par exemple muqueuse bi dafa xonk coy muqueuses yi mooy bët yi boo ko ubbee nii par exemple nga xool ci biir muqueuses yi di nga gis ne bu fekkee dafa am infection muqueuses yi dafay xonk coy par rapport ak nu mu waroon mel parce que muqueuse dafa war a rose donc yooyu c'est des éléments yoo xam ne dañu koy gis am na yoo xam ne yenn feebar yoo xam ne aussi muqueuse bi dafay jaune carrément muqueuse yëpp nag su boobaa ngay xam ne lii peut-être ictère la am parce que am na yenn feebar yoo xam ne ay feebaru foie la maanaam foie bi mooy am jafe-jafe mais su boobaa mën na am ictère boobu nag souvent muqueuse yi daf koy wane donc yooyu ngay xool rek xool mandarga ndax amul ay gaañu xool ci kaw ba ci suuf aussi tamit tànk yi loxo yi bépp waa ndax sawar na wala sawarul parce que xar moom souvent bu fekkee dafa feebar du lekk moom boo ko gisee da nga gis day toog benn endroit day yoggaaral toog benn endroit da nga xam ne kii am na lu ko dal ak yooyu donc yooyu moom c'est des choses yoo xamante ne il faut que nit ñi bàyyi ci xel waaw éleveurs yi tamit ñu bàyyi xel ne période bii ñu toll période la boo xamante ne waratuñu di jéem a piquer xar yi waaw même bu fekkee xar yi dañu feebar nañu fexe nuñ leen génnee fële parce que xar yi bu ñu leen piqûree duñu leen mën a jëfandikoo surtout nag yenn piqûres yu mel ne ay antibiotiques parce que y a des résidus de médicaments yoo xam ne dafay des ci yàpp xar bi parce que dafa am ay délai d'attente antibiotique bi wala déparasitant bi yooyu dañu am ay délai d'attente yoo xamante ne dafay jël temps tey mën naa ne lu ci bëri ay 14 wala ba 21 jours te diggante bi foog naa 14 jours xajatu fi donc tey am na yenn piqûres yoo xamante ne suñ ko jéemee defal xar bi rek mën na indi ay problème de résidus de médicaments vétérinaires dans la viande des moutons te su boobaa mën na indi jafe-jafe ci nit ñi koy lekk donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw xam nga démb rek maa ngi dégg au niveau de la boulangerie jaune am na benn éleveur boo xam ne am nay mortalité yu bëri yoo xam ne il paraît que c'est dû à des indigestions yoo xam ne daf ko jàpp maanaam fër li may ñaax éleveurs yi rek mooy ñu def nànk parce que
dañu jëm ci tabaski te xar yi ku leen xam-xam ne ce sont des ruminants maanaam tey xar yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser seen aliment de base ngooñ la ak ñax mooy seen aliment de base yeneen aliments yi ñuy utiliser muy ay ripaas c'est des compléments yoo xam ne dañ koy jox xar yi pour mën leen ci mais bu ñu bëggee jël complément yi def ko aliment de base rek di mën na gaañ xar yi parce que xar yi ñoom c'est des ruminants comme ni ma ko waxee dañuy lekk dañu am ay seen estomac dafa am ay poche yu ci nekk yu bëri poche yooyu bokk na ci ce qu'on appelle le rumen daanaka bu ñuy lekk da nga gis dañuy gaawantu lekk lu bëri mais foofu lañ koy yóbbu stocké ko foofu rumen bi suñ ko stocké ci rumen bi ba tëdd bu ñu demee ba nga xam ne au repos lañ ne dañuy delloo si waat aliment bi au niveau de la bouche ñu koy mâchewaat noonu lay demee boo xoolee bu fekkee yàgg nga seetlu xar da ngay gis ne bul tëddee da ngay gis muy duñu delloo si lekk bi ci gémminam pour mën ko lekk après doo koy yóbbu nag ci vrai estomac bi léegi nag il faut que ñu xam ne bu fekkee xar bi dafa lekk en tout cas ripaas bu bëri dafay ñëw ba ci rumen bi mu taxaw foofu bu newee ba ci rumen bi léegi nag xar bi bu koy delloo si day am jafe-jafe pour delloo si ko parce que dafa am benn poche bu ñu tuddee cardia benn à l'entrée du rumen dafa am benn poche bu ñu tuddee cardia boobu mooy ubbeeku pour aliment bi dellusi si gémmin bi mais poche boobu li koy excité mooy rugosité ngooñ bi maanaam ngooñ bi ni mu mel ni mu woowee noonu loolu mooy excité poche ubbeeku mais bu fekkee dañu utiliser aliment bu bëri maanaam concentré bu bëri ceeb muy mburu wala ripaas ak yeneen yooyu bu fekkee dafa ñëw ba ci poche cardia bi dafay fatt poche cardia la nga xam ne aliment bi du mën a dellusiwaat ci gémmiñ bi te su boobaa mën na indi ay jafe-jafe ba tax na vraiment ñuy ñaax nit ñi ñuy jox ngooñ xar yi ngooñ bi mooy seen aliment de base li ci des nag complément lay nekk diggante bi moom il faut que ñu xam ne ngandal xar xaju fi waaw xaju fi ngandal xar xaju fi dañu parce que di jot donc dañu fexe di joxe ngooñ nga xam ne mooy aliment de base bi wala fourrage ñuy joxe aussi tamit concentré mais d'une manière très modérée ñu bañ ko joxe de manière excessive bu ñu ko joxee de manière excessive rek mën na indi indigestion te su boobaa mën na rey xar yi. waaw je pense que pose nga question bu am solo pour ñi nga xamante ne aussi tamit dañu am xar ñu war ko seetlu bu baax parce que tey soo xoolee xar yi dañ leen di rendi te xëy na peut-être du am contrôle vétérinaire boo xam ne dina ci am parce que tey normalement yàpp yëpp vétérinaire ñoo ko waroon contrôler mais suñu dëkk yi tollaguñ ci niveau boo xam ne xëy na peut-être tabaski ñëpp dinañ mën a yóbbu seen xar ci au niveau de l'abattoir ñu xool ko mais nit ñi dañu am seetlu rek am seetlu boobu nag moom moo ñuy jàppale ba tey ñu mën a xam parce que tey ñëpp xam nañ ne yàpp couleur am xam nañ ko donc tey bu fekkee dañu rendi xar bi déjà ñu gis ne yàpp bi par exemple dafa changer couleur parce que yàpp bu weex par exemple ñëpp nañ xam ne kii am na lu ci manqué yàpp bi weex na yàpp bi bu xonqee tamit même bu fekkee dafa deretal carrément da ngay xam ne kon am na loo xamante ne baaxu ci donc loo xamante ne tey tax na ba yàpp bi tool mel noonu yooyu tamit il faut que ñu koy seetlu mais aussi tamit ñu xool abaa yi mooy maanaam xëtër yeeg maanaam organes yi nga xamante ne ñoo nekk si organes yooyu bokk na ci organe bu am solo mooy le foie boo xoolee tey le foie mën naa ne c'est l'organe central tey le foie mooy organe bi nga xamante ne souvent foofu moom mooy détoxifier mooy détoxifier maanaam daanaka tey lépp luy jaar au niveau de l'organisme le foie foofu lay jaar ba tax na dañu war a bàyyi xel ci foie bi nga xamante ne tey moom la ñuy consommer ñu xool ndax est-ce que foie bi amul ay jafe-jafe yoo xamante ne gis nañ ko ci foie bi parce que souvent foie bi mën na am ay parasites yoo xamante ne ñoo siy nekk te yenn parasites yi il suffit nga jël paaka boo ko xottee biir foie bi di nga gis ne souvent ay parasites mën na ci génn yooyu tamit il faut ñu xool ko ñu xool aussi tamit ndax foie bi amul cirrhose maanaam ndax foie bi weexul ndax foie bi aussi tamit xonkul trop ndax foie bi dëgërul wala genre yooyu donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne dañ koy seetlu pour xam ndax est-ce que foie bi mën nañ ko consommer wala mënuñ ko consommer donc bu ñu demee ba nga xamante ne foie bi am na jafe-jafe consommer je pense que mën nga ko génne teg ko na le bañ ko utiliser waaw parce que souvent il nous arrive ñu am ay xar yoo xamante ne xëy na peut-être yàpp mën na wér mais yenn abaa yi du wér lu mel ne foie bi par exemple nga génne ko teg ko na le pour bañ ko consommer donc li may wax daal li may ñaax nit ñi daal mooy ñu bàyyi xel nañu gën a bàyyi xel ci yàpp bi nan la mel parce que tey xam nañ yàpp nu mel mais am na yenn changement yoo xam ne su ko yàpp bi amee ñu jiital d'abord lu ñuy wax odeur ñu xool ndax odeur bi normal na ñu xool également ndax couleur bi normal na aussi tamit waaw aussi tamit ñu xool yeneen yi odorat la donc pour xool exactement ndax est-ce que ça va wala ça va pas
waaw xanaa di kontaan rek di ñëw seen émission di wax ne macha allah donc ñun en tout cas mbégte la ci ñun chaque fois bu ay nit ñëwee aussi tamit pour ñu gën a leeral population bi ñu gën leen leeral gën leen xamal parce que dañu jëm ci tabaski te soxla nañu avis d'expert pour vraiment jàppale population bi yëpp. xanaa di nuyu rek sama waa localité parce que ñu mënuma fi wax te du ma si jeexal nuyoo leen muy waa Kër Mbaye Fall. Vraiment di nuyu aussi tamit c'est un mouvement bi nga fi mettre en place le mouvement Matal Kër Mbaye Fall donc du mouvement boo xam ne c'est un mouvement social citoyen qui œuvre pour la bonne marche de la localité donc ñu jàppale localité bi ci fànn yëpp nag donc ci côté inondation yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund au niveau de la localité vraiment ñuy ñaax aussi tamit autorités yi ñu ñëw taxawuñu notre localité parce que quand même nous vivons des moments très difficiles surtout ak taw bi donc am nañ ay problème canalisation dans cette localité Kër Mbaye Fall donc am nañ ay problème aussi tamit au niveau donc des routes am na benn route boo xam ne defar nañ ko fi depuis 3 ans 4 ans maintenant donc c'est laissé en rade ñuy demander état bi à ce que ñu ñëw vraiment jàppale ñu ci affaire yooyu parce que ça constitue des problèmes majeurs en tout cas pour la localité souvent nag mënuma bañ a def émission te dama ko wax parce que je suis dans cette localité te xam naa li ñuy dund xam naa métit bi ñuy dund te aussi tamit ñu nekk ay acteurs yoo xamante ne souvent suñu amee possibilité dem ci télé rek souvent dañ koy mettre à nu pour que ñëpp xam ne problème bii la nit ñi di dund ba ñu ñëw vraiment solutionner ces problèmes là waaw donc ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sargal di leen wax ne aussi tamit jërëjëf kontaan nañ waaw merci waaw ñu ngi souhaiter aussi tamit bonne fête de tabaski à tout le monde di wax rek na gars yi def nànk ci xar bi aussi parce que xam naa ne après mën na am ay dégâts collatéraux yoo xamante ne moom vraiment bu nit ñi jugul rek moom dina xaw a compliqué donc ñu ngi wax suñu mbokku pël yi ñu def nànk daal dañu def nànk ci xar yi jërëjëf voilà donc loolu lañ leen jëlale woon ci sama waa ji comme on le dit voilà donc le point sur la polémique suscité par une certaine presse à propos d'une pertinente analyse faite par docteur Alioune Badara Kane muy vétérinaire xam lool xam-xamam màcc ci espèce animale kon nag ni mu ko waxee dégg ngeen ko le mouton peut bien jouer un rôle dans la transmission donte ne feebar bi nit ak nit ñoom ñoo koy wàllante mais xar mi mën na nekk donc foo xam ne nii gouttelette yi nga xam ne day génne suñuy lor mën naa dem tag ci xar mi bu ñu ñëwee ak suñu bëgg xar ak raayanteeg di def yooyu jënd xar comme juufeen yi bu ñuy jënd xar ni ñuy def ñëw di lamb derbeeg di raay ndig di leeg di laal yooyu yëpp mën nañ ci bañ a fekk wala bu nekkee mënta ñàkk nañu raxasu bu baax a baax raxas suñuy loxo gis nga comme ni mu ko expliqué nee na virus bi ni muy dundee mënul résister ci lu mel ni gel main yeeg saabu yeeg ñoom seen donc kon nañuy raxasu bu baax suñuy loxo te xar mi tam bu ñu ko jëndee bu ñu yeggee ca kër ga li ñuy war a njëkk a def moom mooy bu ñu yeggsee rek nañ ko sang ba mu set ba dindi loolu bu nekkee ni mi ngi ci der bi ñu sang ko ba mu set balaa moo dugg ci kër gi ñu ni tamit yëre yi nga xam ne ni sol nañ ko dem ca daral ba wala point de vente yi pour jënd xarum tabaski bu ñu yeggsee nañu bàyyi xel ci loolu fexe ba dindi ko ci benn coin boo xam ne ni de la maison du jar ñuy yegg ba ca biir di soog a summeeku ak yu demee noonu feebar baa ngi fi te jógu fi bu ko defee ñu tamit bàyyi xel ci les gestes barrières notamment le port de masque surtout la distanciation physique moom xam naa ni bokk na ci yi nga xam ne ni moom moo gën a sonal Sénégalais yi ndax bokkul ci seen aada bokkul ci seen culture nga taxaw fee ma taxaw fee ñuy waxtaan il faut ñu jegeyantoo mais port de masque bi yow boo solee masque man ma sol masque rek dinañu dimbale ku nekk xam na ni tamit nit ñaa ngi jógee fii war a dem tabaski à l'intérieur du pays ñu bàyyi xel loolu ba nga xam ne bu ñu demee ñu moytu lii nga xam ne nii bu ñu xalaatee ne am na lu nekk suñu yaram wala mën na nekk suñu yaram ñu bàyyi xel bu ñu demee ña ñuy fekki notamment surtout mag ñi nga xam ne nii dañoo amee ànd ak ay feebar seen yaram amee ay comorbidité ak yu demee noonu ndax mën nañ fi jëlee fii kat dëkk ba moom Dakar moom la yàlla xam doy na fi mu ne nii feebar bi tas na fi lool waaye dëkk ba moom yàlla mi ngi leen di musal ba léegi am na dëkk yoo xam ne yàlla mi ngi leen di musal ba léegi te suñu responsabilité lay bokk ci nag ñu veiller ci loolu pour bu ñu fi jógee mu wóor ñu ne bu ñu demee foofu duñ fa yóbbaale lu mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di souhaiter une bonne fête de tabaski di ñaax nag fayeen yi ak juufeen yi ak ngomeen yi ñu def ci ndànk ci ndawalu tabaski bi fexe ba bu ñu jëfandikoo xar mi
ñu jëfandikoo ci anam yu war bañ a topp rek suñu loxo di lekk rek mu jëm gannaaw suba mel ni li ñu wax rek ni tabaski ñetti fan la rek ñu topp loolu topp di lekk rek topp di lakk nañu bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel suñu wér-gu-yaram graisse gi ñu moytu ko bu baax a baax a baax moytu fees bi fees xar bi ba pare ñëw di ko lakk ba pare ñëw di nu mu tuddati di ko saaf bi moom nañ ko moytu ndax loo xam ne nii graisse la ba pare nga jëlaat ko bool dugalaat ko ci diwlin loolu mën na indi problème ci suñu wér-gu-yaram bu ñuy lakk yàpp wi tamit ñu fexe ba bu ñu tegee fourneau bi ñu fexe ba xal yi na boy ba xonq coy ñu fexe tamit comme ni ko sama waa ji waxee mu bañ a jege lool kii bi grillage bi xaw ko sorel loolu grillage bi ngeen bàyyi ci xel. Sénégal nag yàlla def na ñun suñu bokkul ci suñu dundin lu ñu jaaxal ci xar ñu dem seeti vétérinaire wala yu demee noonu boo demee en Europe bu ñuy rendi xar ci abattoir yi lañ koy rendi dañ kii abattage bi day vétérinaire mooy ñëw superviser ko ñu def ko dans les moindres nu mu tuddati mais fii moom loolu duñ ci fekk dañuy ñëw rek daal di rendi te des milliers et des milliers de moutons yoo xam ne dañ koy abattre tamit vraiment mayewul ñu dem ñoom vétérinaire yi ñu dem fu nekk ñu teew fa bu ko defee ñun suñu bu jëm bopp ñooy nekk suñu vétérinaire bopp bu ñu ñëwee ñu xool xar mi bu ñu ko rendee ba pare ba fees ko ñu xool organes yi bu baax a baax a baax parce que xar mu feebar boo xoolee reste yi boo xoolee foie bi boo xoolee yenn butit yeeg yooyu di nga gis ne lii nii normalul parce que yow yàgg nga teewee xar mu ñu rendi mu nekk en bonne santé boo ko gisee rek nga moytu rek moytu moom moo gën loolu nga bañ ko utiliser jël ko tegee ko nële mën na verte wala mu indi couleur xonq coy wala mu weex tàll yooyu yëpp daal nga xool ko bàyyi ko xel comme ni mu ko waxee moom ma leen di souhaiter une bonne fête de tabaski di ñaan yàlla nañ ko teewaat na gën déwén may baalu ñëpp ak di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla yiw di leen ñaanal yàlla sutura ñun ñëpp yàlla nañ ko yàlla boole defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iway wér gi yaram ne leen wér. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?